ñu am mbégte tey dalal fii monsieur le directeur général de Petrosen en l'occurrence monsieur Mamadou Faye ànd ak aussi sama xarit sama naataango di monsieur Abbas Ndour moom tamit toogal fii ñu fàttali leen ne monsieur le DG candidat la ci élection municipale yi am fii ci commune Sindian mbégte mu rëy lañ am tey am ko parce que vraiment c'est calendrier am xat na programme bi xat na mais moom may jox nañu avantage bu rëy may nañu bu rëy nangu toog fii tey waxtaan ak ñun ci commune bi muy commune Sindian ñu xool nan la ñuy def ensemble ba yóbbu commune bi ci niveau boo xam ne mosu fa àgg moom nag mu ngi ànd ak monsieur Ndour kon directeur dañ lay bàyyi rek nga nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi avant ñuy dugg ci débat bi. waaw je vous remercie maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp di wax ne bëggoon nañu ko yàgg a def mais temps moo ñu ko mayu ko te dañu nekkoon di liggéey ci programme bi ñu ko proposé population bi comme ñu ngi ci démarrage campagne bi moo tax ñu ne tey c'est une occasion en or pour que ñëw waxtaan ak askan bi taxawee wax leen ñun liñ bëgg a taxawee ci biir commune Sindian di leen remercier Safin TV seen taxawaay am solo la ci commune bi ci zone Safin surtout xam ne communication dafa am loo xam ne mooy may nit ñi xam li xew mu ñu mën a taxawu seen bopp jël seeni matuwaay. je vous remercie. jërëjëf kon monsieur Ndour ñu bàyyi la nga nuyoo présenté suñu mbokk téléspectateurs. jërëjëf salaamaaleykum maa ngi nuyu déjà ñi nga xam ne ñooy seetaan Safin TV ñëpp di leen nuyu aussi yéen ñu ma bokkal plateau bi di tàmbali ci DG di ko nuyu vraiment aussi di rafetlu engagement donc di nuyu aussi yéen ñi nga xam ne yéen fi teewal vraiment comme ni ko déjà waxee askan bi di def liggéey bu am solo man yàgg naa di leen xool di rafetlu bu baax li ngeen di def ci vraiment fësal li nga xam ne en tout cas moom moo am suñu gox bi donc man nag tey dama fi toog comme ni ko déjà waxee ci coalition bi nga xam ne mooy coalition bu mag bi donc ànd wàllu suñu gox ma yor fi commission scientifique bi comme ni ko déjà waxee bëggoon nañu ñëw bu yàgg pour waxtaan ci ak yéen ci li nga xam ne moom la ñuy taxawal parce que aussi fi ñu jëm dafay laaj ñu wax nit ñi tey bu ñu yàlla mayee wala boog bu ñu wóoloo ba teg ñu foofu lan nañu fas yéene liggéey ak ñoom parce que aussi campagne bi baax na lépp élection yi am na solo mais programme bi nga xam ne moom mooy tax aussi commune bi dox nga fësal ko ba nit ñi xam ko dafa am solo donc programme boobu tey vraiment lañ bëgg a ànd ak yéen ñaata waaw jërëjëf merci leer na léegi waxtaan bi dañ koy tënk ci 4 points rek léegi DG dañuy njëkkee ci foncier bi lëmbee na fi indi na fi problème te pour régler mbir mi bëgg nañ ñi ko maîtriser wala boo kuy indi loo xam ne dina dal suñu mbokk béykat yi ci maanaam moomeelu suuf si premièrement parce que boo amee 5 hectares mun nga fële tout le temps tu es obligé ngay dem di xooli sama 5 hectares boobu ndax du ma fa fekk benn promoteur wala du ma fa fekk ay conseil léegi ci foncier bi la ñuy njëkkee bu leen yàlla mayoon tey ba objectif bi ngeen atteindre ko ci restauration de la dignité foncière bi lan ngeen ñu ci mën a proposer. waaw dama bëggoon bu ñu naan dugg ci détails yi. ñu présenter tuuti suñu programme. ba tey waaw programme bi dañu ko tëgg ci ñeenti axe. axe yooyu. regroupé 14 objectifs. ak 14 objectifs yooyu regroupé un plan d'action qui peut être articulé en 20 points. loolu mooy suñu programme. xam naa lii gën a yomb tey mooy ñu bàyyi. voilà monsieur Ndour. waaw Abbas. waaw mu ngi ci présentation bi. jërëjëf bu ci duggee ba loolu. mën nañu ko sax axe par axe. voilà ñu dugg dans les détails. waaw yaakaar naa moom kay plateau politique la yenn saa yi ma dóore fii yenn saa yi ma dóore fii. waaw mën naa dóore ci DG sax kii bi gën a yomb ci Abbas. Abbas Dieng waa Abbas ñu bàyyi la nga. waaw donc jërëjëf programme bi waaw jërëjëf loo am solo. ci occasion bi ngeen may pour ñu dugg ci programme bi. DG wax na ko. programme la boo xam ne dafa tënku. ci ñeenti axe bu ñu waxee axe nag mën nañ ko méngale ci ne tey
boo waree jëm fenn tey ban xàll nga war a mën a jël xàll yooyu mooy ñeenti xàll bu nekk dañ ci dugg mu am lu ñu tuddee ay objectif stratégique mooy tey jii nag buñ jëlee yoon boobu ba pare buñ cay dem yan pexe ndax dañuy jël avion ndax dañuy jël gaal ndax dañuy voilà la mu laaj ci jumtukaay bu fay dem aussi ñu fësal ko donc bu ci nekk nag suñu yeggee nag tey jumtuwaay boobu yëpp lan lañ ci nangu ban jeexital lañ ci nangu ci askan moo tax laaj sa laaj bu njëkk dafa am solo mooy wàllu foncier nga wàllu foncier mooy suñu premier axe dañ tuddee axe bi ci tubaab restauration de la dignité foncière bu ñu waxee restauration dignité foncière dafa am kàllaama bu am solo bu nekk ci biir muy dignité xam nga boo nee dignité rek dafa mel ne am na nit ki lu ñu jëlee ci moom loo xam ne tey dafa dem ba à la limite daf koy ñàkkal fayda te loolu ñu dëkk si jëf yëpp ñu ko jàpp ndax li tax nga wax ko sànq da ngay gis boo xam ne day nekk mag mu am toolam mu lay jooytu ne ah man sama tool bi gars yi daal dinañ ko waaye xaw ma ndax baax na wala baaxul ak yu demee noonu donc loolu dafay laaj tey bu ñu ñëwee yàlla may ba ñu nekk taxaw ci loola nañ ci taxawee nag ñaari façon parce que dignité boobu dafa laal nit ki borom tool borom ci doon sàmm koo xam ne dafa yoroon activité am di béy daf leen laal mais dafa laal aussi itam suñu commune bi muy territoire commune bi moo tax ci biir objectif stratégique yooyu am nañ ci ñetti tomb yoo xam ne ci lañ bëgg liggéey bi ci njëkk bi mooy ñu fexe ba li nga xam ne moom la ñu lëkkaloo mooy suñu limite yi ak commune yi ñu wër mu mën a leer parce que bu leerul rek njuumte lay am parce que dina ci ñëw ci kanam ñu ngi dem ci port Ndayane aéroport baa ngi fii des fois ngay jéggi si ñu naan la jas fii la yem si fii la yem dafa war a leer foofu bu leeree ba pare loolu daal nañu delloo si waat askanu Sindia di ñu dem donc tey boo demee ci côté Djila joor gi am nay limites yu ñu am ak yeneen commune donc yooyu yëpp dafa war a leer bu ko leeralee ba mu xam ne tey Sindia fii mooy digg fii la yem loolu dafay am solo pour suñuy planifier suñu développement ñu mën a xam fan la ñuy jëm ñaareel bi moom mooy léegi nag bu ñu dugg see suñu biir gox bi muy ki nga xam ne nag moo yoroon toolam moo yoroon activité am moo doon sàmm ci biir gox bi sàmmkat ba nekk Djila ba nekk Teen Ba ba nekk feneen ba Gayane ñooñu ñëpp dafay laaj tey jii nii ku ci xam ne tey suuf si nañ la ko joxee wala nañ la ko waroon joxee wala dañ la xañ en tout cas sa moomeel ak te niñ la ko xañee jaarul yoon dafay laaj lu taxaw ci nag parce que aussi nag bu ñu fàtte ne ñi fi nekk xëy na ay élu lañu woon dañ leen faloon dafa am ay textes yu tënk nan lañ war a joxee suuf si nan lañ ko war a tëddee yooyu yëpp moo tax ñu ne ñun loolu dañu koy càmbar lépp ku ñu jox hectare wala mètre carré bëgg nañu vraiment waxtaan ci càmbar ci li nga xam ne jaar na ci yoon nit aussi booy wax da ngay wax rek li nga xam ne aussi mooy maanaam li nga xam ne jaar na ci yoon ñu xam ne lii kat yoon ñi la ko tëddee jaar na yoon mais la ci jaarul yoon ñu mën a delloo seen i borom ca yoon parce que loolu mooy dëgg bu ñu jógee ci loolu nag delloo seen i borom lijjanti loolu ba pare la ciy des nag mooy as tuut bi fi des bu ñu demee ba koy joxe nan lañ koy joxee nan lañ koy joxee nag dafa am ay tey jii ci biir programme bi ni ñu ne tey dootuñu ñëw nangu di toog rek ay maire wala élu rek toog ci suñu biir bureau dagg ay suuf yu déedéet dañ ne dañ def ay concertation dialogue communautaire bu ñu ko waxee mooy bu ñu nee dañuy joxe suuf mu nekk Kignanbour la ne il faut que waa Kignanbour ñoom ñoo mën a toog ña fa dëkk tàmbale ko ci chef de village la moo mun toog ne la ah suuf si kat diw moo ko moom nii ak nii la tëddee buñ ko naree joxee ñu waxtaan ci nii la bu dee dañ ko war a jox koo xam ne tey dafa am liggéey bu ciy def ñu xam liggéey boobu rek ban jeexital lay am ban njëriñ lay am ci askan bi loolu moom nañu fasciné léegi donc ñetti tomb yooyu vraiment foofu moom mooy foncier bi foofu lañ bëgg a jëm maintenant nag niñ ciy jëmee nag comme ni ma ko waxee sànq ay pexe la ay technique la ay yoon la yoo xam ne tey en tout cas bëgg nañ ci jaar ba yegg foofu vraiment loolu moom premier li nga xam ne axe stratégique ak objectif yi nga xam ne moom moo nañu bëgg vraiment doxal buñ fi yàlla may ñu tax bi incha allah donc loolu mooy tomb bu njëkk bi voilà xëy na DG mën na ci DG waaw xam nga mairie bi booy xool li fi nekk ça date depuis 25 ans boo xoolee ni ñu yoree suuf si ak lotissement yu njëkk yi ak yu léegi am na lu ute lu bari boo xoolee le domaine foncier bi ñu yore fi am na décision yi ñuy jël population bi xamul lu mu demee ñun koo ci laaj mënul la wax nii la dem donc day laaj l'état des lieux état des lieux mooy lan
plan cadastraux yi fi nekk dañu commencer par les autres domaines de Mbour laaj leen yenn documents yi ñu am documents yooyu bu ñu ko jëlee dañuy jëlee expert yoo xam ne dañuy liggéey ñun ci loolu bu ñu defee rek yooyu booy harmoniser lañ dañuy laaj mairie yan plan cadastraux la yor aussi ñu confronter lay ñaar lu ci loo xam ne jaarul yoon c'est-à-dire lii jaar yoon foog mu am këyit te impôt et domaine moo doon seede bi lii jaarul yoon nag bu boobaa dañuy jéem a xam lu tax maire bi def ko ak fan la jaar ba def ko ak procédure yi jaar ba def ko parce que loi yi tënk mbiru suuf domaine national mooy ci jiitu domaine national bu weesoo ay procédures internes yoo xam ne c'est des attributions ñuy jox commune bi yooyu yëpp dañu koy càmbar xool ak experts yi parce que su ma nee expert day am expert juridique expert géomètre expert en procédure ñooñu mën a doon ñoo xam ne ay ressources humaines ñuy jëlee fa nekk indi leen ñi dimbali ñu xool dossier yi ñu koy gérer parce que li tax ñu ko def mooy dëgg rek moo ñu wut dañu bëgg foo xam ne am na coow wala contentieux ñu fexe ba dëgg jigéen parce que bu génnewul li mu yàq mooy ñun dañu ñëw pour liggéeyal askan wi foog lii dëgg génne lii dul dëgg ñu wax yan solution la ñuy jël bu rek la ko loolu on commence par le dialogue mais du tee dëgg bi moo war a gis nit ki boo ko laal baal day fekk nga xam ne mu nangu ne moom moo toor bu fekkee moo toor ñu xool ban ndàmpaay la mën a am bu fekkee kii ñu tooñ day baale mu baale bu fekkee kii ñu tooñ duy baale ñu xool yan ndàmpaay lay laaj parce que nous sommes au Sénégal ñun ñëpp bokk lañu mais am na foo xam ne aussi il faut reconnaître aux autres le droit loolu bu ñu fa yeggee procédure yooyu dañu koy appliquer bu ñu paree ci loolu mooy procédure ba état des lieux bu ñu ko defee ba pare dañuy jël suñu matuwaay xawal ay procédure d'affectation de terre xool en interne en relation parce que ni ma ko waxee dañuy ne bu ñu ñëwee xam naa danañ ci yegg ci suuf bu ñu demee ci benn axe bi dañu bëgg ci dëkk bu nekk ñu taxawal comité de développement villageois boo xam ne day am attribution yu leer mooy nekk interlocuteur commune mairie bi ci dëkk boobu lu mairie bi war a décider dina waxtaan ak ñooñu def ay séances publiques yoo xam ne nit ñi ko ci nekk dana joxe avis parce que bu leen fàtte ne zone bi dëkk bu ci nekk wala zone bu ci nekk am na ay conseillers dëkk bu ci nekk bu amee comité de développement villageois am ay conseils yu fay bokk yu ci bokk chef de village imam jeunes yi information bi ñu bëgg mu yegg ci villageois yi dina yegg communication bi ñu bëgg dina am implication de la population aussi dans les décisions dana am te orientation boobu ñu bëgg suñu doxali bu ñu fa yeggee lu ñu mën di def population bi xam ko yëg ko wax ci seen xalaat bu ëllëgee bu ñu décidé kenn du ne yëgul parce que lii gën a lëndëm ci mbiru suuf fii mooy da ngay dégg lu bari loo xam ne mu demee borom tool yi ñoom xamuñu sax nu mu demee comme ni nga ko waxee léegi da ngay toog am 5 hectares fële xëy ñu dagg ko doo xam lu tax ñu dagg doo am benn avis non fii am na suuf soo xam ne seeni borom bi ñu ko daggee ba pare la ñu ko yëg te loolu dafa jaaduwul en matière de gestion donc moo tax ma ne mbiru suuf si duñu ci am taxawaay bu wóor boo xam ne ëllëg bu ñu toogee askan wi la xam ne ñii seen doomu fi toog te seen doom yi seen intérêt la ñuy jëkk sàmm mooy intérêt population bi buy daan xool xaalis wala leneen waaw loolu mooy. léegi pour ñu jàll ci beneen étape bi am na problème bu ñuy nemee aussi maanaam mooy këyit yi. këyit bi wane ne suuf si maa ko moom. parfois ça prend beaucoup de temps. wala boog ça demande de l'argent boo xam ne le pauvre paysan n'a pas assez d'argent pour wuti këyit il est obligé bàyyi terrain bi noonu. waaw léegi est-ce que am ngeen ci jël ngeen ay matuwaay ci wala boo pour mën a dimbali paysan yi aussi ne am parce que amuñu kàttan aussi il faut reconnaître boo laajee benn paysan 500 000 pour délibération ay 4 hectares il est obligé de croiser les bras di xaar. waaw xam nga dafa am lu doy waar ci njëriñu mairie bi. ñi fi nekk
askan wi leen fal ñi fi nekk conseil yi sont censés travailler défendre les intérêts de la population kayit yi ñuy wax dafa am na ñaar c'est-à-dire kii moom toolam bu soxlaa une affectation da ngay xool sur le plan juridique lan moo ciy dëgg nga defal ko këyit est-ce que këyit yi ngay defal dafa am taxe waaw wala déet bu amee taxe lii yoon nga taxe yi mu war a fay mu fekk gis nañu fi ay nit jël seen tool lotissement booy xool lotissement yi mujj ci année yëpp nit moom toolam ñëw ne dama bëgg conseil bi lotissement sama tool mais lotissement yi ci ëpp ay parcelles mais espace public amatul parce que ku nekk bu lotissé toolam def ay parcelles jaay mais espace public du am plan d'urbanisation amatul tey boo fi bëggoon taxawal de Sindia ak Guéro ne lii plan d'urbanisation la mais doo fi gis espace public te loolu dafa war a am espace pour mosquée espace pour école dafa war a am cimetière et tout donc loolu dañ loo xam ne ñun bu ñu ñëwee laa wax ay procédures yu leer la ñu tëral te procédures yooyu comme ni ma ko waxee le comité de développement villageois dañuy xam ku ci nekk lan mooy yàlla fa xam nga boo demee maire dafa am commission domaniale mais commission domaniale boobu dafa war am répondant ci comité de développement local bu koy boobaa villageois bi soxla ñëw li jëntul ko problème suuf day dem ci comité de développement villageois bi ci dëppatoo mbir domanial xool dossier bi mais ñun bu ñu ñëwee comme ni ñu ko waxee foog ñu def des plans d'urbanisation mënul ñàkk dëkk nga jël Guéro wala Thiafoura wala Tidjara mu wóor ne dans 10 ans dëkk bi day màgg bu dëkk bi màggee day dem de 1000 habitants à 2000 3000 habitants day soxla école soxla lycée soxla jàkka mais yooyu foog nga intégrer dans le plan de développement boo deful plan d'urbanisation léegi taxawal ko ay tali ay école ak yëpp mais bu fekkee ku nekk dafa jël lu ci sa toolam jël ay parcelles jaay mais ëllëg dañuy soxla suñuy doom suñuy jàng du am te ñun comme ni ma ko waxee plan d'urbanisation bi dañ koy généraliser dès le départ ci plan bi ñu jot ci impôt et domaine moom ñu jël comme référence plan yi ñu jëlee ci mairie ñu jéem a xool harmonisation bi ni ñu koy defee bu ñu ko defee ba pare plan boobu la ñuy bâtir globalement xool en fonction de l'évolution de la population yan schéma la ñuy jël pour étendre les villages schéma yooyu nag dañu ci waxtaan ak comité de développement bi ñoom ñoo waxtaan ak pour waaw loolu ñu xalaat. voilà vraiment boobu moom leer na ñu jàll ci beneen ponk. waaw peut-être xëy na balaa ñuy jàll bëggoon naa tuuti rek doole ci li DG wax parce que dafa am solo mooy boobu nga laal parce que ñaari yëf la bu njëkk bi mooy tey xaalis boobu nga xam ne moom ngay indi boo waree fay mutation mel noonu fan lay jógee kan moo koy décider code des collectivités territoriales dafa wax lu leer code bi moo tënk lépp tey bu ñu ne mutation si ne 200000 la wala 100000 la loolu mairie bi conseil yi ñooy toog voté ko mais xam nga conseil nag booy voté da ngay voté loo xam ne day méngóog sa doole askan bu dee tey am na góor boo xam ne bëgg na xëy na tey def mutation mais amul moyen yi day am jafe-jafe donc loolu pour man waxtaan la ci biir mairie ba mutation yi nan lay demee ku soxla aussi wut papier sa papier tool loolu aussi yoon moo ko tëral ba mu leer maintenant nag dafa am loo xam ne lu am solo déjà laa ko muy tey bu ñu amul planification spatiale mooy tey pexe yoo xam ne dañuy tëral dëkkuwaay yi nan lay tëddee ci biir gox bi liggéeyukaay yi tool yi fi nga xam ne sàmmukaay la yooyu nan lay tëddee ci gox bi yooyu bu ñu ko amul plan boobu muy plan directeur d'urbanisation bu ñu ko amul li nar a am mooy Abass day jël toolam mu taxaloo sa tool ma dagg ko def ba kër du ma sóoraale jàkk su may jël dagg suñu tool du ma sóoraale jàkk keneen du sóoraale keneen ainsi de suite loolu il faut que mairie bi mooy am planification mu ne gox bii fii ay dëkkuwaay lay doon képp ku ci lotissé na doon lotissement dëkkuwaay donc fii ay cimetière lay doon loolu moom mooy tax ñu mën ko organiser donc plan yooyu dafa bokk suñu programme yoo xam ne bu ñëwee dañ koy tëral parce que ñu bëri dañ jàpp ne commune benn plan lay am mooy li ñuy wax plan de développement communal muy PDC mais boobu document d'orientation la mais il faut moom ay plan opérationnel donc li ñuy wax nii muy plan d'urbanisation yooyu ay plan opérationnel di nga gis ñu ne la plan hydraulique ak assainissement yooyu yëpp ay plan la yoo xam ne tey dafay laaj commune am ko
donc ci foofu vraiment gestion boobu aussi dañ ci bàyyi xel bu baax a baax. waaw jërëjëf merci monsieur Ndour léegi ñu jàll ci benn ponk maanaam ci wàllu koom-koom maanaam bu ñu nee koom-koom ne développement économique. waaye léegi yéen ci gox bi ban stratégie ngeen am pour yëkkati ko suñu économie mu mën a jëm kanam ñu mën au moins dab yenn communes yi. jërëjëf loolu aussi ci suñu mën naa ne mooy suñu deuxième axe programme deuxième axe bi dañ ko tënk ci li ñuy wax promotion du développement économique local parce que bu ñu xoolee Sindia li fi ne ci potentialité wax dëgg yàlla tey dafa ruslu ñu ne la ngay dégg naan ay xale ñu ngi leen di exploité ci fële wala ñu ngi di exploité fii ak yooyu yoon di ko war a weesu tey jii Sindia il faut que ñu xam yan pexe la ñuy jaar ba mën a tey suqali suñu gox yi ci wàllu koom-koom pexe yooyu nag pour ñun dafa am loo xam ne tey ba tey jii yàgg buñ ko wala boog ñi fi ne xamaguñ ko mooy il faut nga xam ne ressources yi njëkk pour nga développer sa commune ressource locale la tudd ressource locale mooy yow fa nga dëkk contribution fiscale yi fa nekk donc muy tout ce qui est fiscalité locale loolu moo war a njëkk a lijjanti ñun Sindia boo déparé fii di dem Pégu wala soo foofu départ ay société ak entreprise ñoo la doon ñooñu lan la ñuy contribuer fii ci kaw tey jii li fi nekk ci fiscalité pour man xamaguñ nan lañ ko war a mën a dajale donc loolu la ñu war a njëkk a lijjanti ñun suñu programme li ñu wax mooy bu ñu ñëwee li ñuy njëkk a def moom mooy fexe ba tout ce qui est finance ak fiscalité locale ñu xool nan la ñuy fexe ba xam nan la toll donc assiette fiscale bi dañuy njëkk a évaluer assiette fiscale bu ko waxee mooy kan moo war a fay impôt kan moo war a fay taxe parce que loolu moom mooy doxal commune code des impôts daf ko wax ba mu leer nañ te leeral na ko wax na yoon ñu ci jaar loolu pour ñu def ko nag commission fiscalité locale boo xam ne xam naa sama gars yi boo ko waxee dañ lay reetaan parce que ñu ko xam commune bu nekk dafa war a am dafa war a am commission fiscalité locale commission boobu moom moo lay dimbali nga xam tey sa assiette fiscale lan fan la toll kan moo war a fay lembu kan moo war a fay taxe nga xayma ko ba ci xaalis parce que code bi wax na la ne kii bu dee boutique la yor wala bu dee marché la yor wala bu dee patente yi jël ci lépp la ñuy xayma ñoo xam ne lii la ñu am ci recette locale loolu boo ko indee ba pare nga teg mooy sa xaalis bu njëkk pour que liggéey sa gox ci wàllu koom-koom ñaareelu xaalis bi dañ koy lijjanti mais boo xamul ni ñu koy lijjantee rek tam boo dem mooy lépp lu aju ci wàllu lëkkaloo yi am ci diggante commune ak commune moromam wala ci diggante commune ak commune naataango yi la ci bitim réew wala sax ci diggante commune ak koo xam ne privé la koo xam ne dafa am doole xaalisam tey jii mu mën a créer entreprise nan la ko commune bi mën a yombalalee ak aussi commune bi lan la ci mën a jëriñ ci wàllu koom-koom ci ay doomam donc loolu aussi ay yoon la yoo xam ne tey ñu liggéey ci mooy intercommunalité yi ngeen di dégg tey ñu ngi wax port bu Ndayane ñu ngi wax aéroport bi ñun suñu diggante Diass lii di Diass lii di Popenguine lii di Ndayane lii di ay Saly lépp lu ñu wax Somone ñooñu Ngapour ñooñu ñëpp dafa am lu ñu boole loo xam ne tey il faut ñu ànd ci ak ñoom buñ ci àndee ak ñoom ba pare nag ñu mën a xam li ñuy wax des projets structurants loolu boo ko amee da ngay mën a monter ay projets structurants pour mën ci liggéey loolu aussi pexe la boo xam ne tey pour financer ibbi ay projet am ay liggéey tey liggéey yoo xam ne tey di ko mën a def ci wàllu intercommunalité leneen loo xam ne aussi tey dëkk yëpp pratiquement mën nañ ne fa la ñuy rawante muy coopération décentralisée ñun coopération décentralisée si nga yaakaar naa boo ko waxee bu waxee dañ naan lii fan loolu mooy lan yàlla may nañu xëy na depuis 21 ans ci loolu la ñuy liggéey ci wàllu gunge commune li ëpp doole tey ci financement yu mag yu ñu def yenn communes yi ci wàllu coopération décentralisée lañ ko defee mooy communes yi nga xam ne tey parce que loi bi daf la may nga jéggi sa frontière mën nga dem France Italie Espagne fa nga am ay lëkkaloo commune bu mel ni yow bu fa nekk ngeen bokk centre d'intérêt te tubaab bi aussi loolu la ñuy wër boo demee France tey am nañ fonds yoo xam ne c'est exclusivement dédié dañ ko jagleel wàllu coopération décentralisée mais il faut nga am fonds yooyu dañ lay dem may ko foofa tey maa ngi am na benn misaal mooy fa leen joxe mos naa dem benn rencontre Paris boo xam ne dafa lëkkaloon lépp loo xam ne ay commune la commune Sénégal yëpp ñu ngi ko woon commune Diass boobu am na bu ma fekk wala ñu représenté mais malheureusement kenn naa gisul ci commune Sindia te lañ ko doon waxtaanee mooy boo ko demee da ngay jàkkaarloog sa moromu maire nga présenté ko sa dëkk mu mel yëpp moom mu présenté leen dëkk la ñu gis ne am na li ngeen méngolee mun ngeen dem coopération décentralisée facilement état bi jàppale leen ngeen may projet structurant kon loolu aussi ñun bëgg nañ ci liggéey mu wàllu coopération décentralisée loolu bu ñu ko amee aussi am na lu am solo loo xam ne Sindia yaakaar nañ ne war nañ ko dépassé tam wax naa ko sànq mooy xëyu ndaw ñi xëyu ndaw ñi il faut que ñu bàyyi ak jigéen ñi wekk ko ci ay liggéeyal nit wala salaire auto emploi dafa am solo auto emploi nag déjà dina ci ñëwaat dafa jaar ci formation d'abord employabilité bu ñu waxee employabilité mooy nit ki balaa nga koy naan mu naan balaa mu naan naam il faut mu ne ko il faut que jàngal ko nga former ko
ñu jàppale leen jeunes yi ñu am formation yu baax jigéen ñi am formation yu baax ñu ci mën a def ay yenn liggéey maa ngi rafet bu baax ay initiative yu may gis fii Kignano mooy ay femmes yu def ay transformation produits locaux yu initiative yu mel noonu lañu soxla te tey jii suñu gox bi fii bëri na fii tey loo xam ne tey war nañ ci mën a def yëngu donc ñun suñu programme loolu daf ci bëgg a liggéey mooy ñu fexe ba ndaw yi ñu mën a am seen xëyu bopp ñi nga xam ne mën nañ leen xëcc dugal leen ci société ñu dugal leen ci ñu former leen ñu am diplôme yi war ñu mën a dugg ci yenn société parce que aussi tey jii nii dëkk bi moo weesu lépp lu fi am rek ay jàmbur moo ñëw exploité ko Sindia mais ak partenariat public privé mais tey Sindia war na ko tey carrière yi ñuy gis ñuy ngi fi mais Sindia waroon na mën a am tey partenariat public privé boo xam ne ay carrière dañ fiy taxaw port Ndayane bi ñuy wax nii tey mais Sindia mooy bassin de vie bi bu ñu defoon ndànk rek bu ñu rëccee rek Sindia wala pour mu nekk bassin de vie bi vraiment paisible mais boo mën ay centre d'insécurité mën na nekk centre d'insécurité donc am na lu bëri loo xam ne tey il faut que ñu am koo xam ne tey xam na yoon bi ñu koy jaaree pour mën ko liggéey mën a lever ay fonds mën a financer développement parce que boo amul fonds yooyu doo mës a mën a financer développement donc loolu daal mooy vraiment suñu axe bi muy emploi ndaw yi muy tout ce qui est interlëkkaloo ñu war a am yeneen communes muy coopération décentralisée muy vraiment lépp li nga xam ne tey dinañu permettre tey suñu xaalis bi nga xam ne ressources locales yi ñu mën ko mobiliser donc vraiment loolu moo ñu permettre ñu financer suñu développement. waaw DG ci wàllu développement bi yaakaar naa war nga ci mën a indi tuuti contribution. nga wax ñu sa xalaat rek. waaw secteur bu am solo la. ndaxte boo ñëwee ci gox bu mel ni Sindia li ngay jëkk a def mooy évaluer les ressources. nit ñi dañ koy fàtte souvent mais les ressources les plus importantes mooy les ressources humaines. fii ci biir commune Sindia parce que def nañu tour Dior gi dem zone Lébu zone Safel am na cadre yu haut niveau ci domaine yu bëree bëri yu fi bu ñu demee retraite ñu def ci dara pourtant c'est des personnes ressources avec de forte expérience donc loolu atu boobu dañuy fexee ci biir commune Sindia ku fi xam-xam màcc jëm ci kaw ñu xool lu ñu mën a liggéey ak moom parce que doomi gox bi la mën nañu apporter un plus bu ñu toogee liggéey ak ñoom il faut beaucoup apporter deuxième aspect bi mooy les ressources naturelles boo xoolee commune Sindia am na géej am na bras de mer muy Somone am na zone Dior am na des affleuvements miniers yoo xam ne peut-être ñoo ko bokk Somone ñoo ko bokk Popenguine wala yeneen commune comme Diass yooyu ay ressources yooyu mën nañ ci créer mën nañu ko transformer pour créer de la valeur boo demee ci géej gi mais ñi nekk géro yëpp di def pêche mais ñu ngi ji fer lan moo leen yóbbu ji fer loolu mat a seetlu est-ce que ñoom boo defoon les conditions pour ñu mën a ñëw géro ban apport lay am ci commune bi parce que bu ñu am ci bëri Joal la ñu commencé Mbour Joal ba Jifeer lan la ñu manqué pour ñu mën lan la ñu soxla pour mën a ñëw géro pour mën a liggéey normalement parce que boo koy compter léegi lu mat plus de 100 pirogues te ëpp 200 pirogues yoo xam ne ñu ngi diggante Joal ak Jifeer 200 pirogues boo amee pirogue bu ci nekk 5 personnes. ça fait des milliers de personnes. bu ñu nekkee géro apport bi ñu am dans la commune c'est extrêmement important donc ñun tey bu ñu toogee day ne non conditions yi nekk Jifeer dañuy jéem a créer local créer de la valeur pêche bi bu ñëwee dañuy def ensemble de transformation de produits halieutiques yooyu jigéen ñi di ci liggéey des chambres froides ku ci dem géej ñëw sa jën na la yàqu nga dugal ci biir mouche pour congeler ko ba pare traité ko pour respecter les normes bu boobaa ku bugg a def mareyeur mën nga jël exporté dans la même logique former des mareyeurs bu ko defee dërëm bi du génn gaal ñii dem géej ñiy transformé ak ñiy jaay yëpp ci commune bi la ñuy bokk nga ñëw zone Dior xam nga suuf si yaatu na suuf su baax ndox mi solo yow boo fooree def un puits complété tu as autour de 12 millions nga jël 300 hectares développés de l'agriculture moderne jëli ay tracteurs mais at yi passé yëpp le gouvernement day importer ay tracteurs pour jàppale béykat yi lu tax parce que xam nañu béyu nawet donc yoratul kenn donc foog nga dugal ci béyu noor boo xam ne avec des produits yoo xam ne
consommation locale day am ak exportation mais yooyu da ngay créer produit ak valeur loolu zone Dior li fi nekk ci suuf lu ci bari mën nañu accès ci loolu boo jógee ci loolu mooy domaine minier bi may wax boo demee ci ki am na benn façon suuf yooyu Kaolack bu baax boo demee Cap de Nance am na fa mais dafa mel ni jéemuñu gëstu ba xam lii ban njëriñ ci mën a génne mais sanitaire yi ñuy jënd ci àll bi di ko importe mais mën nañ ci génne boo demee ci hôtel yi vaisselle yi ñu yor yëpp mën na ci génne moo tax ma ne domaine boobu dañu ci xar suñu tànk tudd fii ci biir Sindia dañu bëgg benn créer benn école de formation professionnelle dinañ waxtaan ak gouvernement bi waxtaan ak ministre de l'AFTP yi taxawal benn école boo xam ne métier yooyu lay jëm boole port bi ak aéroport bi parce que comme ni ko Abbas waxee léegi foog ñu créer les conditions yoo xam ne population bi dana mën a toog ci Sindia liggéey ndax dund seen dund bu yaatu donc loolu si projet économique yi la bokk bëgg nañu daal ci xam naa danañ ci yegg mooy les waaw fa laa bëgg a jëm noonu sax comme yow économie bi waxtu bi moo ñu xaw a tënk dañuy jël yenn yi rek boo leen demee ci meeting yi gën a yaatal vraiment kontaan yooyu moom vraiment ñaari point yi ma la moom vraiment amatuñu question foofu leer na nañ léegi ñu ñëw ci wàllu infrastructure yi parce que xaw na fee manqué loolu li dalee ci école yeeg bon foo jëm case de santé lañ ne wax te case de santé ba boo fa demee man am sax ñu ngi fekk bunt ba mu ngi ci suuf ak yooyu li jëm ci wàllu culture ak ku ne séeréer xam nga ne am na aada am na cosaan xale yi aussi gis nañ football bi ak sànq ni ñu ko waxee ñun ñu ngi ci zone boo xam ne tourisme bi aussi war nañ fi mën a gis ñi yëngu ci wàllu tourisme war nañ ci mën a gis seen bopp côté boobu nag lan ngeen prévoir. waaw jërëjëf encore une fois merci vraiment occasion bi ngeen ñu may pour ñu mën leen faram-fàcceel suñu programme parce que dafa ëmb la. dafa ëmb vraiment lépp luy développement local gouvernance territoriale. donc axe boobu mooy suñu ñetteelu axe bi muy tout ce qui est services sociaux de base. loolu bu ñu ko waxee mooy dafa am yoo xam ne ci dëkk mu ci manqué di dem ci wàllu ndox wàllu wér gu yaram wàllu njàng yooyu dafa war a commune da ciy xar tànk ba yem man damay métti lu su ma déggee commune bu ma nee ay éducation bokkul ci sama compétence wala lycée yi bokkul ci sama compétence loolu ak code des collectivités territoriales article bu njëkk bi 3 article 3 boo ko liiree lu mu lay compétence générale la daf la ne mairie bi moom moo yor lépp luy développement économique et social bu ko xam loolu bu ko waxee rek tënk na la du 9 domaines bu ñu nee 9 domaines de compétence mooy juróom-ñeent yi dañ koy seetli nee na lii kat yow yaa ci war a gën a faaw mais la ci la sëb ci nga bokk donc loolu ñun dañ yaakaar ne bu ñu ñëwee tey war nañu taxawal benn diagnostic wax dëgg yàlla DG rafetlu naa trop tournée yi muy def tournée yi dafa fësal tey jafe-jafe yi donc diagnostic boobu commencé nañ ko sax avant ñu yegg ci mairie bi tey mu dëkk bu nekk moom mun na la wax lan moo fay jafe-jafe yu mag yi ci secteur boo jël te yemul foofu aussi heureusement am na lu mu ci def yëkkati na yëpp boppam alal boppam commencé ko jël ci wàllu éducation donc diagnostic boobu ñun daf ñuy permettre ñu xam état des lieux infrastructure de base yëpp ndox santé éducation lépp luy assainissement vraiment ñu xam fan la dëkk bi toll fan la dëkk yi toll ci loolu ñu xam aussi nan la ñuy fexee ba lëkkale te loolu li tax mu am solo moom mooy doon tey booy def projet de coopération décentralisée wax naa ko sànq intercommunalité wala yeneen projet commune yoo xam ne bëgg a lëkkale ak ñoom loolu mooy sa base document ci ngi leen di wax ne man kat sama dëkk yi tel problème ñooy problème yi nga xam ne moo gën a yaatu ñoom ci domaine boobu la ñu orienté seen intervention yi donc diagnostic boobu bu ñu ko amee dinañ am téere bu ñuy may ñu am visibilité boobu lépp bu ñu amee visibilité boobu boole bu ñoom axe bi ñuy permettre mobiliser ressources yi danañ mën a xam nan la ñuy fexee ba investir ko vraiment axe bu am solo la ci li nga xam ne moom mooy suñu vraiment programme maintenant li nga xam ne moom mooy beneen point bi nga xam ne dafa laal social bi mooy dañ koy fàtte souvent te am na ñoo xam dañ koy jëfandikoo ndeysaan pour neewal doole sax mën naa leen jàppale ñu ngi jàppale ñu neew doole mooy tout ce qui est filets sociaux boo xoolee gouvernement Sénégal daf ci liggéey bu am solo bourse de sécurité yi ngay dégg programme bi ngay dégg yëpp de filets sociaux mooy lépp loo xam ne dafay def pour jàppale néew doole parce que mënuñu ko bañ dëkk boo fa demee par force nga fekk ne nga xam ne wax dëgg yàlla seen loxo jëlu seen gannaaw dafay am nag ay yoo xam ne tey mairie bi ci boppam moo ko war a gaal am nañ ligne boo xam ne ci budget bi loolu rek dañ koy jagleel mais tey gars yi boo leen laajee nan lañ koy defee man de mënu ma la wax ñu koy liggéey ñoom mais
dafa war a nekk loo xam ne tey dafa war a jàppale képp kuy noo di doole ñu xool nan lañ leen mën a jàppale et jàppale bi du ñoo jox la xaalis jàppale bi mooy suqali la ci wàllu koom-koom da nga gis kër goo xam ne tey li mu soxla mooy jàppale ko moo am benn activité bu ndaw moo am yarum ganaar la moo am yarum kii mais amuloon na mais activité bu ci lay tàmbalee mun ci yor njabootam loolu mooy filets sociaux donc loolu aussi vraiment bokk na ci suñuy programme donc def diagnostic bu leer xam état des lieux yëpp tey bu ñu boo demee si boo xoolee lycée bi mu mel sa yaram day daw te loolu mu tax ñun ñoo ko lijjanti boo demee yeneen école yoo xam ne amul produit nga bëgg am ay cadre nga bëgg am ay intellectuel de haut niveau mais du dem il faut nga am cadre boo xam ne tey ci wàllu école ñu investir ci ndox tey damay toog ba si àgg ma ne ñun yaakaar naa li ñu dal ci ndox mi dañ nattu la mais amuñu yoon tuyau mag bi jaar fii dem yoonam mënuñ ci jot ci dara tey damay dégg ñu may wax dëkk yoo xam ne fa lañ gasee forage yi pour def ay transfert d'eau te dëkk ba amul ci benn amul dëkk ba benn njëriñ mais loolu waru mën a ne donc il faut nga xam yoon yi ngay jaar pour yooyu yëpp aussi sa askan bi mën ci bénéficier wu sa askan bi aussi mën ci jëriñu te yaakaar naa loolu mooy suñu vraiment ñetteelu point bi nga xam ne ci suñu wàllu programme. waaw déjà loo ci mën a yokk ci li monsieur Ndour wax. ni ko Abass waxee dëgg la 4 mois yi passé dugg nañ ci zone commune bi yëpp mais lii ñuy njëkk a mettre lu mooy ñàkk ndox. li ci biir Sindia bi. am na quartier yoo xam ne Daara Salaam amuñu ndox dañuy rootu jël ay charrette rooti ci biir Sindia la xam nga la ville de Sindia laa wax de waxuma commune Sindia mais dëkk yi ñu dem yëpp problème ndox lañu mais boo évaluer les ressources comme ni ko wax ndox ci la bokk mais forage bi ñu war a def fii 150 mètres profondeur avec château d'eau ay 30 millions budget Sindia tey bu ñu ko liggéey normal comme ni ko Abass avec les war na dépasser milliards boo génnee 100 millions wala 200 millions mën nga ci am forage yu bari loolu mairie mën na ko def waxuma sa gouvernement mais tey boo soxlaa def sa demande avec un bon projet ONG yi jàppale la on règle le problème de l'eau école bi aussi c'est pareil mais da ngay dem dëkk bu mel ni te zone Dior nga xool jëlaat fa mu toll par rapport à tel benn lycée boo fa am te lycée boobu c'est récent parce que ñoom dañu naan jàng sa ba nga ko xoolal xale yooyu di def ay kilomètres seen parents di débourser malgré les contraintes yi am mais pour xale yi mën a jàng c'est des sacrifices des parents mais yan ñaati xale ñoo échoué à cause de ça bu ñu ne ressources humaines richesse tey nga xool sacrifice nga xool situation yi dana la mais les gens sont c'est-à-dire ñun c'est-à-dire ñi fi nekk dañuy sacrifier toute une génération mooy dëgg parce que bu ñu defoon li ñu war a def mais ay lycée waroon nañu àggam teen tubaab ay CEM waroon nañu àgg ci dëkk yi comme ay Jilaax ak yeneen dëkk yi leen wër mais comme ni ma wax dara amu fa mais da ngay dem Ngëriñ mais xale yi Ngëriñ yi dañuy jóge Ngëriñ ba Saly wala Somone wala Ngapour pour jàngi au lycée ku ci amul moyen sa doom du jàng donc comme moo tax dama ne vraiment il est temps que ça change mënul fi continuer il faut que war donc te boo demee santé c'est pareil mais ban poste de santé mooy fonctionner normalement ci commune laajteel dugal ci dëkk yi nga laajte amul benn buy fonctionner parce que mooy yi ñu war a jël dugal ko ci defuñu ko ci budget bi ñu war a taxaw pour jàppale ñu defuñu ko mais loolu c'est des compétences transférées mënuñu ko yaakaar ci feneen ñoom ñoo ci war a jiitu moo tax ma ne bu ñu ñëwee c'est les premiers aspects dañu ne ndox mi dans les 2 ans qui suivent donc ci a réglé le problème de l'eau éducation ak santé. waaw comme ni nga ko waxee wax nga ba dem ba zone Dior kon ce qui veut dire que village bi commune bi dafa yaatu. te waxoon naa ko sànq mooy dem li jëm ci wàllu këyit maanaam état civil yi. di nga gis nit ku xaw a sant Guèye am doomam dëkk au fond war a ñëw déclarer ko Sindia mu xaw a nekk lu jafe ci moom est-ce que yaakaaroon na aussi état civil yi war nañ gëree ay centre wala je sais pas ay postes yoo xam ne yu rapproché la dina may population yi ñuy mën a dem foofu di déclarer seen doom wala boog bu ñu amee sax yenn soxla di dem foofu ñu tabax ay genre yu mel noonu pour ñëpp gis seen bopp bu fekkee ne yow da nga jógee fële def 10 kilomètres wala 15 kilomètres pour ñëw commune Sindia pour benn papier bu ndaw est-ce que aussi amu leen benn pexe benn stratégie pour noppal population bi ci. waaw domaine boobu dañu ci sawar tontu. ndaxte jamono dafa def jéego yu bari.
te suñu topp boo demee ci informatique est-ce que commune si jotee am na site informatique moom nga jëkk laaj xam nga dañu nekk ci jamono boo xam ne xam-xam dañu koy jëriñoo xale bi def informatique dëkk Guéréo wala dëkk Kidiama boo koy defal ma site léegi dala koy defal en un mois nga am si site bu dox te laajul investissement bu bëri mais li muy jëriñ moo mat a xam ñun dañu ne buy ñëwee Teen Tubaab dafa sollicité te Teen Tubaab zone de convergence dañu fay def établissement secondaire sans état civil secondaire mënul ñàkk parce que Sidia moo yaatu boo xoolee Sidia ëmb na Somone ëmb na Ngaparou ëmb na Ngeko dem ba zone Dior mais kii xëy bu ko ñëw Sidia jóge Djilaax mais c'est toute une journée bu fekkoon ne liggéeykat la day jour boobu bu ko liggéey mais boo ko ne mu yem Teen Tubaab rek le problème dafay régler mais bu ñu avancé sur le plan informatique def des moyens yoo xam ne da ngay toog si kër dugg si site bi déclarer sa doom après dem confirmer mais foofu lu jëm waaw mais il faut que ñu exploiter les moyens informatiques ñu yem foofu boo soxlaa normalement boo soxlaa sa këyitu kër wala sa këyitu njaboot war ko mën a dugg ci site bi accéder au niveau tirer ko génn lii nga toppatoo du sax la ngay bouger domaine boobu la ñu toll ci àddina dafa nekk na dafa am loo xam ne foog nit ñi xam bu ñu jéemul dimbali ñi ñu dëkkal coono lay doon si ñoom coono lay doon si ñoom te këyit bu ñu bloqué nit ci ay activité waaw loolu daal laa amoon monsieur Ndour waaw dafa ciy yokk rek mooy dafa wax lu am solo parce que loolu dafa ëmb li ñuy wax renforcement de capacité maanaam yokk vraiment tey mën-mën ak kattan ak pexe nit ñi ba ñu nga xam ne lépp lu ñu liggéey dañ ciy mën a dem am na ci tomb bu am solo dañ koy fàtte mooy gis nga ay élu boo leen faloo ba pare fan ba ci njëkk li ngeen war a njëkk def mooy dajaloo ngeen wut koo xam ne xam-xamam màcc na ci nan la ñuy lan mooy liggéeyu maire lan mooy liggéeyu élu ngeen faram-fàcce boobu leer nañ li ñuy wax exercice de la compétence transférée maanaam nit yi balaa tey jii nga naan ko yow yaay élu nangam samp nañ la tey la ko jiitu mooy da nga war a formé ñun loolu dañ ci bëgg a liggéey parce que gis nañu tey ne loolu bokk na lu bëri ci li daal ko si jël leneen li mu ci wax moom mooy tey jii ñu fexe ba lépp luy état civil lépp luy service sax laay wax moom ay procédures yu leer xam nga mbir boo formé nit ki ba pare nga tegal ko procédures yi yoon yi bu soxla këyit fii ak fii ak fii ak fii ngay jaar day indi lu bëri man wallaahi yàlla xam ne gis naa ci Sidia këyit yoo xam ne tey am na foo xam ne bu fa yeggoon mais musiba la parce que man gis naa ay délibération yoo xam ne mais boo ko gisee da ngay xam ne lii mais erreur mënul gën a ëpp loolu te ki ma ko te malheureusement fi ma ko gisee sali la sali nit ko yëkkati délibération loolu ça veut dire que procédure yi nga xam ne moom la ñu war a jaar pour def délibération sax nit ñi des fois dañ koy fàtte wala boog ni ñu koy jalgatee sax dafa ëpp dafa jéggi dayoo kon ñun dañ yaakaar ne il faut ñu tekk yoon yi former nit ñi ñu xam procédure bi këyit booy wut këyitu suuf sa këyitu juddu sa këyitu mariage bu ci nekk nga xam fan ngay jaar vraiment loolu procédure yooyu waxuma la technicien yi de mais élu bi ci boppam moo ko war a jëkk a xam bu ko xamee ba pare su boobaa di lay mën a xam lan la technicien yi def maintenant li ci des mooy mairie fi mairie yi rawante mooy wax na ko sant ci ressources humaines yi gis nga mairie da ngeen di am équipe municipale bu baax ngeen am ay techniciens mairie bi équipe municipale kese mairie dafay am équipe technique dafay am ay spécialistes ci domaine loolu li la koy may nag mooy foog nga am moyen yi ngay jëlee spécialistes yooyu da ngay jël spécialiste domaine bu nekk boo ci mën a am spécialiste mooy li gën boo ko mënal am mën nga am ñoo xam ne seen li ñuy jàng dana leen may ñu jàppale la yombalal la ñu bëri donc équipe technique boobu ñun aussi dañ koy faratal danañu jàppale tey la fa nekk danañ koy saytu xool ko am nañu secrétaire municipal am nañu ay techniciens yu fa nekk saytu xool la ñuy def bu baax vraiment gën leen dooleel aussi ba pare bu laajee ñu yokk leen ñu mën leen yokk loolu aussi suñu liggéey suñu nam nañ ko topp suñu duggee liggéey ci mairie vraiment muy renforcement des capacités. voilà vraiment kontaan nañu suñu mbokk téléspectateurs yi vraiment coalition bi moom seen plan de développement bi fi ñu bëggee yóbbu commune bi vraiment ku déglu débat bi rek xam nga ne vraiment ñoom waaj nañ ko jóguñu rek ne jox leen ñu mairie bi te loolu toujours moo ñuy xaw a gàllankoor da nga jékki-jékki rek jóg laaj benn affaire boo dem ba ci biir nan nga bëgg a soog am benn plan de développement li ñu résumé
ay la yéwén waxtu bee ñu xaw a xoj mais jël nañ ponk yi gën a am solo te ponk yooyu bu ñu yàlla mayee ba ñu mettre ko en œuvre appliqué ko yaakaar naa njëriñu askan bi yëpp lay doon vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax a baax monsieur le directeur xam nañ ne sa calendrier xat na lool mais def nga tout ba ñëw ci suñu studio yu ndaw yi mais léegi nag lan nga ñuy wax ñu tamit la presse en ligne bi parce que ñu ngi góorgóorlu aussi de manière xaar ñu jàpp ñu ngi leen di remercier parce que Safin TV bu ñu commencé liggéey ci zone bi dañu ànd ak ñoom suñu première déclaration aussi ils étaient là moo tax ma ne bon xam naa compagnonnage bi du yem fii te dafa am importance parce que nit ñi xam lu am importance xam naa bés bu ñu toogee ay convention la ñuy signé et renforcer les moyens parce que dafa am aussi lu Abbas wax léegi muy culture ci jëm mais dans les années passées culture sans faire mais c'était extraordinaire mais léegi demeetul noonu moo tax ma ne sur le plan culturel am nañu ay acteurs yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey sur le plan sportif am nañu ay acteurs yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey sur le plan comme encore communication santé am nañu acteurs mais communication bi aussi foog ñu liggéey ci sur un programme et un plan parce que bëgg nañu ëllëg avec le développement sur le plan économique poids bii Sindia di am sur le plan communicationnel di am foofu aussi parce que loo tekki bu ñu la déglu dañ mel ni tekku te Sindia comme ni ko Abbas waxee base de vie la ëllëg muy aéroport bi di port de Léal Sindia l'espace sera très demandé à nous de bien gérer pour accompagner la population et préserver les intérêts de la population. monsieur Ndour ñu ngi lay aussi nga tàggoo. waaw jërëjëf donc li may tàggoo rek mooy comme ni ko DG waxee yaakaar naa élection locale yi ñu jëm chance la pour Sindia tey pour ñu mën a décoller li tax ma ne chance la mooy am nañu chance am leader boo xam ne mu ngi suñu kanam wax naa ko sànq mën nañu jéggi frontières yi mën nañu jóg bu bëri ci biir réew mi am na connexion ci gouvernement bi am na connexion ci bitim réew am na connexion cahier de vraiment carnet d'adresse bu riche boo xam ne tey jii am na ko mën nañu yeggale foofu ñun ñi ànd ak moom as tuut bi ñu am yàlla may nañu def nañu presque 20 ans de service ci wàllu gunge commune man loolu rek laa mos a jàng gunge commune bu ma commencé liggéey bi depuis 2001 damay accompagner ay commune fa ma ne donc loolu aussi yaakaar naa bu ko boolee ak li DG am ak ñi fi nekk tey jii am nañ équipe ñoom yaa seen ñëpp ngi fi communication lañ jàng donc bu ñu boolee yooyu effort yooyu suñu commune war nañu mën a tey déggu li nga xam ne mooy enjeu suñu ay enjeu mooy commune gi fi mu toll tey dëkk bi mu toll tey loolu la laaj donc il faut nit ñi yeewu ci loolu ñu xam ne du ay nit rek comme niñ daan gis ñu jug di laaj commune pour xëy na ay yaakaar naa ne bu nekkoon ne dañu jug xëy na pour wut ci dara rek du soxla parce que coono boobu moo ciy ëpp ndax yaakaar naa ne DG fu mu nekk ñu def xam nañ ko xëy na as tuut bi ma nekk aussi am na ñu ko xam donc yaakaar naa ne suñu yitte yëpp mooy nan la ñu fayee ba gàttalu jëriñ suñu commune jëriñ suñu askan parce que bëgguñu ëllëg aussi ñu toog ñu ñuy lim te ña nga xam ne mënoon nañu ñëw taxawu te taxawuñu woon moo tax ñuy wasu ci aar donc loolu foog nit ñi xamee ko noonu vraiment ñu jàpp ne tey liggéey boobu la ñu sas vraiment di leen remercier liggéey bu am solo ngeen def parce que dañuy may nit ñi xam ñu découvrir ñu parce que ñu bëri loolu lañ may wax kan mooy Abbas xamuñu ko il faut mu ñëw il faut ñu xam ko mais xëy na occasion la en tout cas tey pour seetaan yi dina xam peut-être fi ma jaara bu bëri voilà li ci des peut-être incha allah ci suñu tour lay vraiment di leen remercier di remercier ñëpp jërë ngeen jëf suñu mbokki téléspectateurs yi comme ni ma leen ko wax ci njëlbeen rek monsieur Ndour lay amoon fii ak directeur général Petrosen monsieur Mamadou Faye nekk candidat à la mairie de Sindia vraiment mbégte bu rëy lañ am tey am suñu ñaari borom xam-xam yu ñëw fii toog ñëw ci plateau bi yéen mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di remercier ci fidélité bi nga am ci seen safo seen programme Safin TV Ousmane Seck la woon fii ci Safin TV seen émission parole au leader d'opinion amoon fi ñaari gan ñu ngi leen di souhaiter vraiment bonne chance seen li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla may leen ngeen atteindre seen objectif mu nekk njëriñu ñëpp gis seen bopp jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.